yaa xibaaru barax yi bu bàkk bi daanoo ñu soobu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetloo ti ànd bi niñ ko waxee xibaaru marax yi ak ponk yi ci gën a fës. Ousmane Sonko muri nañu mbalaanum kiirlaayam pencum ndawi réew ma ñoo jël boobi lee dogal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay député ñoom ñoo ca ànd kenn moo ni déet ñaar ña moom banque seen yoxo ne woote wuñu benn yoon ñi nga xam ne nag ñoom ñooy kujje gi ñoom sax dañoo daal di gedd mbir moom mi lee presse bu Sénégal nag maanaam taskatu xabaar yi dañu leen a tere rek ñu daal di dugg foofu ca lañ doon amal ci pencum ndawi réew ma ndax dañ ko def ci seen biir taskatu xibaar yi ña nga woon foofee boo ne ca boori place Soweto ñoom ñëpp ñaawlu nañu lu ni mel nee ñu nag lii daal nasaxal na lu jëm ci wàllum démocratie. Juge d'instruction bi nee ñu mën naa daal di yëkkati mandat d'amener maanaam jëli Ousmane Sonko këram yóbbu ko ca fa mbaxana doone benn bu fekkee ni daf ne du wuy ji loolu nag gis-gisu maître Pape Sène la moom mi jiite comité sénégalais des droits de l'homme di indi ay leeral ci ana lan moo tax dogal boobu mën a am. beneen ponk mbokk yi mooy lu jëm ci wàllum xorom si foofee ca diwaanu Sine ñu ne ab projet bu bees la soxal ab liggéey lu toll ci juróom-ñaar fukki junniy tonnes ci xorom dinañ ko mën a liggéey at mu jot ñu ne nag daal partenariat la bu nu xaatim diggante waa Lul Sessène la ña nga xam ne foofu fa lañ nekk di fa liggéey loolu nag sax daal nee ñu lu neex la ci ñoom ndax ñoom ñuy liggéey ci wàllum xorom daanaka da daan lamb ci seeni loxo bu nu gisee lu ni mel faaw ñu rafetlu ko mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fas ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. Ousmane Sonko mu mel ne muri nañu mbalaanum kiirlaayam pencum ndawi réew moom moo jël bile dogal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay député ñoom ñoo wote ànd ci lu ni mel kenn moo ni déet ñaar ñoo xam ne moom wote wuñu lu jëm ci nag mbir moomu le ku jega xam ngeen ne bokkuñu ca dañoo banque seen yoxo Chérif Dia lañ ci àndal ak Youssou Baxu. Assemblée nationale jébbal na Ousmane Sonko yoon. Aujourd'hui c'est un grand jour pour tout le Sénégal hein. Combat bi xeex nañu ba nga xamante ni tey lan war a wax nañu ko bi ñuy wote nag dañoo buude fekk wuñu fu ñuy toroxale koo xamante ni suñu ko la dipte la loolu mooy la xam am ci biir. mbir mi nag yombul woon daanaka ci pëccëxoo la mujj ndax député yi nekk ci kujje gi danoo gedd. ce qui est normal mooy ñun duñu ànd ci mascarade. muy rapport yooyu ak lettre yooyu ngeen gis ci la Assemblée nationale sukkandiku pour lever immunité parlementaire bu Sonko ca loolu nun opposition bi ànduñ ci dañ koo ñaawlu ndax dara gënta ñaaw li ndax ñoom ñooy ñëpp tey gis nañu ne tey gàcca tey moo am Assemblée nationale bii moom moo gën a ñaaw ci buñ fi mas a def ndax teguñ ko fenn. ndaxte su commission ad hoc nekkul un cabinet ou une commission d'instruction ci cadre parlement bi xamatuma lan mooy commission ad hoc. violation flagrante aucune possibilité pour dëgg-dëgg ñu mën a juger ni ndax dañu war a lever immunité bi ou pas donc il reste cohérent mooy actuellement ces droits n'ont pas été respectés le parlement a bafoué la dignité du parlement et may wax tamit ni ñun opposition on a beaucoup plus de respect pour le président de la République que ñoo xam ne ñoom ñoo nekk fii di ko tàccu. lu mu ci mën a doon majorité parlementaire bi moom wéyal nañ seen liggéey ba mujjee dindi mbalaanu kiirlaay bu Ousmane Sonko juróom-ñeent fukk ci ñoom ànd nañ ci. ñuy dëggal ah ñoo xamante ne dañu war a jàppale diine ji bëgg war ñu jël jumaa yi ak diine ji jëm ci kanam ñoom ñuy encouragé pour salon de massage yi ci réew mi tey franchement rus na. li naan question préalable yi opposition bi soulevé woon yu ci bëri nag dañ koo dàq majorité bi ne dañoo sukkandiku ci ay éléments de preuve ba tax ñu dogalee nii. ma ni du ma faalewuma la doo sama joxuma la benn cër faalewuma parlement bi ma bokk muy institution bi nga xamante ni ay maam ay militant ay sénégalais yu bokkul sax ci moom ñoo woote ba teg ko fi ma boole analyse yooyu yëpp ak xale bu jigéen bi nga xamante ni sénégalais la keroog ba nga xamante ni DSK
jiiñ nañ ko lañu ko jiiñ ca New York as ngones guinéen su tudd Maimouna Diallo dëkk fii moo ko jiiñ les femmes américaines yëpp dañoo génn ni na leer kii nag ki porte plainte sénégalais la ki mu porte plainte sénégalais la kon dëgg dafa war a am pour dëgg am nag Ousmane Sonko il faut ñu dindi mbalaanu suturaam. ëllëgu Ousmane Sonko nekk ci loxol juge d'instruction bu 8e cabinet moom magistrat instructeur bi jot naa déglu plaignante bi di Adji Sarr ndéem sax Ousmane Sonko dàq na ne wóoluwut àttekat bi. aywa Chérif Dia ñu des ba tey ci mbiram Ousmane Sonko ñu ne juge d'instruction bi nag loolu ñu naan mandat d'amener maanaam jëli Ousmane Sonko ca këram yóbbu ko ca kanamu attekat ba wala boog fa mbaxana doone benn bu fekkee ne daf ne du wuy ji convocation loolu nag lu mën a nekk la ki xamle lu ni mel di maître Pape Sène moom moo jiite comité sénégalais bi toppatoo lépp lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama moom nag indi na ay leeral ci lan moo tax mu yëkkati le kàddu mu ne kon ganuk info du matin ci télévision Futur Média interne bu am ci au niveau du tribunal de grande instance rawatina ci cabinet d'instruction yi parce que dañu dem vers la spécialisation maanaam cabinet yi kenn ku nekk dafa am dossier yoo xam ne que nii buy ñëw yow lañ koy gën a jox et puis ñun li ñu xam man li ma xam en tant que acteur judiciaire muy 8e cabinet avant que cette affaire éclate vraiment 8e cabinet moom mooy hérité pratiquement de tous les dossiers de toutes les affaires en matière de viol kon ñun mun nañ jàpp ne véritablement contrairement ak li ñenn ñiy xalaat du un dossier orienté mais c'est un dossier boo xam ne que nii par rapport à l'organisation interne des cabinets d'instruction spécialisation bi fa am 8e cabinet moo ko waroon hérité parce que c'est une affaire naturellement de viol bu ñu lever malaanam kiraayam à partir de ce moment dafay nekk à la disposition de la justice et boobu bu ñu nee justice juge d'instruction bi la parce que tey dossier bi mu ngi ci loxo juge d'instruction su boobaa nag juge d'instruction mun na ko invité mu ñëw maanaam daf koy jox citation à comparaître mu ñëw pour mu déglu ko su fekkee bañ na ñëw wuy si woote juge d'instruction bi mën na ci sañ-sañ yi ko code de procédure pénale may décerner ko lu ñuy wax mandat d'amener mooy maanaam dafay bind benn kayit boo xam ne ni dafay jox sañ-sañ police wala gendarmerie ñu dem jëli ko par la force andi ko ci cabinet d'instruction bi foofu it su ñëwee xëy na mën na garder le silence mais su garder le silence du tere juge d'instruction bi continuer instruction. aywa ñu des ba tey ci mbiram Ousmane Sonko tey jii nag taskatu xabaar yi foofee ca pencum ndaw réew ma dañoo tëj buntu ya ràpp ca seen kanam mënuñoo dugg gis ngeen noonu lañ dajaloo ne ca biti di toltolaan taskatu xibaar ya fa nekkoon it ñoom ñëpp ñaawlu nañu lu nu mel ñu ne nag lu jëm ci joxe xabaar askan wi am ci sañ-sañ dañ leen koo xañ tey jilee ñoom ñëpp ñoo ñaawlu lu nu mel Chérif Dia lañ ci desandil ak Youssou Baro. bés bi dugg ci taarixu Sénégal journaliste yi dina jafe ñu mën ko xibaar ay téeméeri reporter yoo xam ne dañu leen tere assemblée nationale prétexte bi nag mooy député yi dañuy huis clos. mais bu dee yow ñëw nga liggéey ñëwoo fii manifester ñëwoo fii dara indi la fi lu dul sa liggéey boo fi ñëwee ñu tereel accéder salle bi loolu daw na yaram. journaliste yi mer ba futt ndax policiers yi dañoo tëj bépp yoon bu jëm fi nga xam ne mooy parlement ba. li fi am dañ koy ñaawlu bu baax a baax ndax ñëpp dañoo ñëw pour ku nekk nga joxe information ndax sénégalais yi dañoo soxla information mais tey nga ñëw pour liggéey droit information droit universel la ku nekk sénégalais bu nekk rawatina sax ñu nekkul fii dañoo war am information à temps réel mais nit ki ñëw pour couvrir événement bi nga bloqué ko presque 200 mètres xamul lu xew ci biir xamul lu xew waxtaan yi am na ñen génn pour wax ak presse bi loolu dam koy ñaawlu bu baax a baax. président association pour la presse et l'entraide dox ñëw ba place Soweto ngir dénoncer li nga xam ne dafa jàpp ne violation flagrante la ci wàllu droit à l'information. mënuma comprendre lii xew nga xam ne dafa soxal réew mi mu nekk moment bu crucial dans la vie d'une nation que presse bi nga xamante ne moom mooy service public war a nekk témoin de l'histoire ñu ne kooku du dugg. je pense tout simplement que c'est ridicule. c'est un précédent dangereux parce que acquis démocratique kooku kenn waru ko bafouer. donc le ministre de l'intérieur nag bi mu ñëwee ba léegi fitna la ñëwee fitna kenn du ko jiiteeg réew Macky Sall le président Macky Sall falu ko pour mu indi fitna entre le pouvoir et la presse. rajo télévision Sénégal rek la ñu autorisé mu filmer séance plénière bi lu ëpp 20 000 sénégalais seetaan ci page Facebook bu député libéral bi di Mame Diarra Fam. bàyyi leen ñu
eggale seen. ñu des ba tey ci mbir moom mile lu jëm nag ci wàllum presse bi ak nañ leen teree ñu dugg ca pencum ndaw réew ma SYNPICS di kuréelu taskatu xabaar yi ñaawlu na ko la ñu wax rek nee ñu daal lu jëm ci démocratie ci réew mi dañu ko naxasal tey ji moom Bamba Kassé sax ne bëccëg la gu métti goo xam ne ñoom duñu bàyyi mu sedd ndaxte itam sax dinañu xaatim ab bataaxal ñaawlu lu ñu mel jébbal ko ka jiite pencum ndaw réew ma di président Moustapha Niasse. Bamba Kassé dañuy teewlu kaddu yi Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye ñoo ko taataan ngir yéen. loolu bés bu lu ñuul la lu ñaaw la loo xamante ne la vraiment tey gàkkal nañ démocratie Sénégal. may fàttali ne 23 juin 2011 bi député yi nekkee assemblée di xeex ñii d'accord ñii bañ a d'accord média bi ñu ngi woon ci biir ak ci biti te loolu moo tax askan wi xam exactement lan mooy xew. li ñu bëggoon def tey heureusement d'ailleurs jotuñu koo def ndax am na ay député yu rëccal jël seen téléphone di def lu ñu woowee live loolu moo permettre médias yu bëri xam la fa daan xew mais ne débat bi ñuy defar biir assemblée nationale yéen daal seen yoon nekku si toog leen huis clos la bu ñu paree daal ñu jox jébbal leen résultat yi mais loolu taxul ñu naan pencum ndaw réew nangul nañ leen ni bi fa mbas bi duggee mois de décembre ba léegi dañu jël benn mesure ñu ne kat léegi dañuy fexe ba doom beeg dikk bi ci diggante assemblée yem ci député yi loolu mënees nañ leen ko nangul mais nag loolu warta tekki ni bés bu toll ni bés bu Sénégal bi nga xamante ne quoi qu'on dise tey bés bu am importance la ci réew mi ak démocratie ni muy doxee mais ngeen mën a def sax benn direct joxe flux bi gars yi mën fa connecté. député yi vraiment tey man dañ maa bett quoi. tam même si biir débat bi déggoo benn député pour soulever question boobu. journalistes yi tamit mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam. journalistes yi léegi dañoo yaafus ndax bu fekkee ne ña fa demoon ñëpp mànkoo nañ mu jaral leen lu ne ñu dugg par la force bu ñu leen di jàpp sax ñu jàpp leen mais ñu gàkkal. bés bu toll nii ci démocratie loolu lu ñaaw la ñun dinañ ko ñaawlu fa ba ñaawlu gën a yeme d'ailleurs dinañ bind président de l'Assemblée mesure boobu mu jëloon ne léegi gars yi bu ñu dugg te assemblée nañ ko dindi parce que amatul. aywa Déthié Fall moom nee na ma ngay bokk ak Ousmane Sonko rek li mu jàpp ne dañ ko teg muy ay tuuma te defuñu dara du dul ngir yàqal ko mu ne sax lu jëm ci digganteem ak Idrissa Seck lu muy xoolaat la moom député boobu fare woon ci réew mi ne fii ak i fan rek dina gën a indi mbir mi maanaam ci ay leeral ci ëllëgu politique am Déthié Fall ak Chérif Dia. te waxoon naa leen ko fan yi dinaa ñëw wax ak askan bi di leen fàttali ndax am na ku ko posé sànq ni lépp lu ma leen mas a wax rek lu may respecté la daa ngeen ma dégg lu yàggul ma ñëw jàkkaarloo ak askan bi wax leen nan laa nar doxalee ak lan laa jàpp ci sama orientation politique ndax dama ko waxoon ci bataaxal bi ma mujj def sama politique leen rek moo ko tax a jóg exclusivement laa ko wax mooy askan bi ak seeni yite. aywa ñu wax itam ci mbiram Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna moom nag mandat dépp nañ ko sànq la ñi nga xam ne nag ñoom la ñu leen boole ndooloon tegoon loxo muy Assane Diouf ak Clédor Sène ñoom rek loolu ñu naan retour de parquet la ñu leen gàll ci seen ndodd kon nag seen mbir dina gën a leer wala boog ñoxtu nañ ko fii ak altine bi nu dëkkmal. bu nu jógee ci mbiram Ousmane Sonko ak coow la ak njeexintalam ñu wax ci leneen muy mbas mi ak tolluwaay bi tey jii la ñu wàññi bees yokk ci ñu ko amoon ñu ngi ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ci lim bu bees téeméer ak ñett ya ay cas contact lañ téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar di ay cas communautaire juróom doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom itam wér nañu xibaar bi ku ñu ko baaxee. di docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention yore kàdduk ministère de la santé. bu nu waxee ci mbas meeg tolluwaay bi ñu wax itam ci ñàkk yeeg campagne ba ñu ca door ki jiite jàngu bi fii ci Sénégal moom jël naw ñàkkam cardinal Théodore Adrien Sarr ñàkku na tey jii loolu nag ci teewaayu jëwriñ bu ñu denk wàllu wérgu yaram la ak itam ci teewaayu archevêque bu Ndakaaru muy monseigneur Benjamin Ndiaye.
ñu wax itam ci leneen muy Diourbel mi daal di tàmbali campagne bi tey ci suba gouverneur bu nga xamante ne si moom moo nekk foofu ca diwaanu Diourbel ak médecin chef ba ànd nañu ak kilifa diine yi waaye itam kilifa yi politique yi dinañ ci ñëwaat ci xabaar yi ci français ak Astou Mbène Thioub. ñu des ba tey ci campagne yu ñàkk boobu ngir xeex mbas mi xam ngeen ne tàmbali na keroog talaata waaye nag président de la république démb ba mu ñàkkoo yëkkati na ay kàddu ñu jàpp ñoo xam ne dañoo gis ne njuumte la ba tax na sax ñenn ci ñoom daal lu jëm ci ñàkk yooyee ba tey ña ngi koy am xel ñaar lu ci mën a am rek ne ñu moom président Macky Sall waxam dafa ko war a xoolaat rawatina buy jàkk janoo wala bokk buy waxtaan ak askanu réew bi ko fal. Abdoulaye Diop, Pape Sangone Mbaye. njiiti réew mi di Macky Sall ñàkku na démb ngir ñaax sénégalais yi ñu dem ñàkku ji wante am na ñoo nga xam ni ba léegi pareeguñu ngir jël vaccin bi. te bu desul woon dara ndax vaccin bi moo ñu débarrassé wu ci Covid bi je m'engage. du ma vacciné wu te sama famille kenn du vacciné wu xaw ma nag keneen ku neex nag da vacciné wu. te vaccin man wóolu ma ko parce que non seulement lu mu nar a respecté pour mu génn durée bi motu ko. ci beneen wàll wi am na ndaw ñoo nga xam ni bindu nañ ci plateforme bii ñu teg ngir ku bëgg a ñàkku ji. parce que kii naa ba pare sax inscrit naa ci plateforme ba pare. je pense que ni bu fekkee pour le bien-être de toute une population moom je pense que ni war nañ ko mën a jël puisque xam nga rek vu que ni on a vécu des moments difficiles avec le Covid bi. te boo xoolee ci plateforme bi ay par exemple ñu jàng ñoo ci mën a am accès. président nag nee na bu sénégalais yi ñàkkuwul dina jël vaccin yi jox ko yeneen dëkk yi Afrique yi. kàddu yi nga xam ni njiitu réew mi yëkkati na ko ku nekk ak ni mu ko gisee. noonu na ko wax ci beneen anam que ne vaccin bi ñeneen nit soxla nañ ko mais dañ ko xañ ñi ñëw pour indi leen ko moo gënoon rafet que non bu ngeen ko soxlawul ma jox ko yeneen bu daan xam ne ni yeneen réew ñooñu ko gën a soxla mënoon na leen ko jox ko. mais ñooñu est-ce que ñooñu bëgg nañ ñu may leen ko suñ leen ko mayee tamit est-ce que ñooñu dinañ ko utiliser ak yan pays la ko nar a may. campagne de vaccination bi nag tàmbali na ci talaata ji ak ay ministre am ak yenn kilifa politique ak yu diine ñàkku nañ ngir mën a ñaax sénégalais yi. aywa ñu wax itam ci leneen Abdoulaye Diop gannaaw ba nu la jaajëfalee muy ñi bokk ci commission nationale concertation lu jëm ci wàllum séntu weer wi xam ngeen nekk ko jiite woon moom dëddu na ndem si yàlla góor gi Iyane Thiam ba tax na nag tey jii amal nañu seenub ndaje imam El Hadj Omar Diène lañu fal coordonnateur bu néggandiku imam Amadou Makhtar Ndiaye itam secrétaire permanent la ci noonu dañuy teewlu secrétaire permanent bu bees boobile di imam Amadou Makhtar Ndiaye kaddu yi Alhassane ak Hamadou Ba ñoo ko taataan. président association des imams oulémas du Sénégal mu yëgal jullit ñëpp ni wàllu commission weer wi yëfu imam yi la ak yëfu jullitu réew mi yëpp. ñëpp ko bokk nu ànd seeg sunu représentant wu famille religieuse yi ci réew mi yëpp moo xam Touba la Tiwaawoon Medina Baye Yoff Layeen Ndiassane Thiénaba ak association ak mouvement yi nga xam ne yëpp ñoo ngi yëngatu ci wàllu liggéey Sénégal pour wane ni rek mbir mi mbiru ñëpp la mbiru jullit yëpp la. charte yi nga xam ni moo ŋànk commission bi ci bu fekkee ki ko jiite dafa dëddu naka la ñuy doxale kon bu nu sukkandikoo ci yooyu yëpp imam déclaré na ci article bu njëkk bi ni kii di imam El Hadj Omar Diène xam ni nekkoon bu fi Iyane nekkee moo doon secrétaire permanent de la commission moom la ñu nommé tey coordonnateur bi nga xam ni moom moo war a ittewoo saytu weer wi par intérim. ñaareelu article bi kii di imam Amadou Makhtar Ndiaye nekkoon membre ci biir commission bi tey moom la ñu teg ci place su imam Omar Diène muy secrétaire permanent wu commission bi. ñetteelu charte bi mooy poste yi nga xam ne moo ci des kenn changé woo ko kenn soppi wu ko
ñu jeexalee benn ponk bu ñu leen junjoon muy lu jëm ci foofee liggéey xorom ci diwaanu Sine ñu ne nag ab projet bu bees boo xam ne dañu ko taxawal moom nag ab usine la sax boo xam ne dina mën a dajale lu toll ci juróom-ñaar fukki junni ci ay tonnes yi xorom at mu jot loolu nag ñëf dëkk foofu ca diwaan ba rawatina ñu nekk ca Loul Sessène rafetlu nañu li ni mel bokk na ca la ko waral nee ñu xorom sax daan def gàgg ci seeni loxo duñu xam nu nu koy def tey bu nu gisee ku ñu bëgg a liggéeyal mu bëgg koo jënd dañu koy rafetlu ki toogal groupe Futurs Médias ca Sine Aminata Goudiaby lay wuyoo ànd ak Abdou Karim Bey ci caméra bi. producteur xorom yi nga xam ni ñoom ñoo dëkkee ci gox yi di Loul Sessène Sine Fawoy ak itam Djilas bu yàggul dara dootuñu am ay jafe-jafe ngir jaay li nga xam ni moom mooy xorom si ñuy defar ab usine boo xam ni day collecté xorom bi di ko raffiné itam la ñu installé ci région bi moom nag mu signé ab partenariat ak itam commune bu Loul Sessène projet boobu nag dana jàppale bu baax a baax baykat yi xorom yi nga xam ni dañuy toog ay at duñu gis ku jënd seen xorom soosule. génne xorom si mu def at ou bien ñaari at te du mun a jar ou bien aussi suñ koy jënd sax fii jënd moo way naan ñaar temps laa koy jëndee kooku aussi dafa xaw a métti donc ñoom dañ leen di accompagner aussi méngoo na ak jamono mun nañ koo exporter mun nañ koo dugal ci usines yi mais du yem foofu parce que ñoom aussi producteurs yi soxla nañ aussi ku leen gunge ci organisation ku leen gunge ci koom-koom ku leen gunge ci financement. projet bi nag Sel d'Afrique lu tudd li ko tax a jóg nag ñoom nee ñu dañu bëgg a yëkkatiwaat secteur defaru xorom soosé nga xam ne ñu bëri ñi ci doon yëngatu dañu commencé di ko bàyyi ndax amatul benn njëriñ. ndaxte xool nañ ne xorom si problème la donc ñun suñu liggéey mooy bu ñu demee ba pare képp ku fi liggéey xorom képp ku fi béy xorom ñu waxtaan ak yow nga indi ñu sa xorom bi bu fekkee dafa méngoog li nga xam ne moom la ñuy liggéeyee dañ koy jënd fay la ko. nee ñu nag ñoom fas yéene nañu di jënd ay quantité yu bëri ci producteurs yi nee ñu ren ji nga xam ne sax moom la ñu tàmbalee daañu jënd lu tolloo ko 70 000 tonnes si wàllu xorom yóbbu ko ci usine bi nga xam ne moom la ñu taxawal ci Fatick. soo xoolee région du Sine Saloum pratiquement li fi ëpp ci activité économique ci liggéeyu xorom si ci première année bi yaakaar nañu ne mën nañu egg diggante 60 000 ak 70 000 tonnes. yeneen convention partenariat daañu ko xaatim ak yeneen communes yu nekkee ci région bi dañ fay defaree xorom. Aminata Goudiaby ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen yéen tamit ci cofeel gi ak kóolute bi Astou Mbène noppi na fas yéene jàkkaarloo ak yéen ci xibaar yi ci français lay doon fii ak ay simili yu néew di leen ñaanal panaanum jàmm di ko sàkku ci yéen très bon week-end.